ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf sang bu tedd ba di Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul jëmmam ju tedd ji ab nataalam la journal Observateur xëy di baxkeeloo ci xëtamu njëkk téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benneelu màggalu Touba gi ñuy amal suba ci talaata ji la ñu yéenekaay bi di xamal fa mbir ya tollu tembe Touba te ngir dundalati ngëm-ngëm gi ci Bamba noonee la ko Observateur bindee ci xëtamu njëkk boole koog di ñu wax taalibe yi nan la ñu fas yéene màggal ren ji ci jamonoy coronavirus ji cérémonie officielle bi ak matuwaay yi ñu jël ak nañ ko nammalee doxalee ren lu ci nekk yéenekaay bi dellu si na ci journal bi yamu ca ne it dem na siyaare ji xabru Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké radiyallahu taala anhu Sud Quotidien dikk ak ñun ci màggal gi ak na ma ko tuddee mu di Ila Touba ci jamonoy coronavirus yéenekaay bi dañu mesure barrière yi ñu teg ngir moytu lu lawal woppi coronavirus ji takk der yi sax di gendarme yeeg police yi jot nañu ndigal ngir fexe baskanoy màggali wàccu ak yooyu le mesure libération yu jamono ji jëmuwaay ji fenn la mu di ca Touba ñëpp ngi fa ba wutali màggal ga La Tribune dolli ñu ñi suba ci talaata ji ca la ñu fas yéene màggal sang bu tedd bi te sell di Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba kan moo ne woon soxna Jaariyatullah di soxna Jaaru Buso laaj la bu journal La Tribune xëy samp ci xët bu njëkk bu nuppi indi ci tontu ci page 5 am anki dina kay nañu màggal gu nekk jaar na fi waaye joojme gi màggal la gu nar a bari defi ndax ñu ngi ko fas yéene def ci jamono joo xam ne coronavirus bi moo lëmbe àdduna nga dem ca Touba ñàkkum ndox moo lëmbe dëkk ba ñoo ngi naan ay équipement yu màgget ak i fuite d'eau moo indi ñàkkum ndox mi sursoi nañu ñàkkum ndox mu rëy moomee am ca Touba OFOR di office des forages ruraux ca Touba ca kanam la ñu ko jiiñ nee nañu liggéey ñu doon def ca dëkk ba mu jëm ci wàllu assainissement ci la ñu yàqaale ay tuyaux yoo xam ne moo waral lu mat ñeenti forage doxuñu Mor Mbay Siise bu sursoi ci yéenekaay bi dañu wax ne tuuma yooyee ba mu jibee fa saasa fa la ko waa Touba ca kanam weddee Alpha Amadou Thiam bokk ci ñiy gàllu communication bi ci Touba ca kanam di leeral li jur ñàkkum ndox mi nee na lu aju ci travaux yoo xam ne Maawu Rahmati ak OFOR ci seen jëmi bopp ñoo ngi koy def ca ndaamaatu Alpha Thiam ne loolu kondi nañu wax askan wi dëgg te bàyyi di ñu jiiñ lu ñu deful la Sénégal moom li mu def moo di jël léppitayam yamale ko ci xalifa général des mourides mu di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou nataalub Serigne bi ak reeju neex ji mooy li gën a fës ci xët mu njëkku yéenekaay bi jikkoy pusa ji mu yore taxawaayam ci diine l'islam diggam ak doomu aadama yi taxawaayam diggam ak way politique yi lu ci nekk yéenekaay bi waxtaane na ko meneen mbir mu yéenekaay bi xëy di waxtaane moo di mbiri soxna Aïda Diallo ak màggalam waa Grand Place nañu ren ji na mu daan màggale du ni màggale ne moo ki cantaakonam seenu màggal du génn seen kër ginnaaw ba ñu ko bëggee tante ca ngaabu ñu tere leen ko fa ñu ko bëggoon a yóbbuwaat di ca Madinatul Salaam ga ca Mbuur foofeet aaye nañu leen ko lise ko nañu foofee dogal ba leen ko aaye mi ngi bàyyee ko ci préfet bu Mbuur nee na li muy ragal mooy ñu dajaloo ca Madinatul Salaam am ñu dikk rax ca leneen ba mu jur leneen mu ci mel ni fitna ak i jàppante moo waral mu di ay ndaje di tante ay bernde ay haut-parleur ki xumbel lépp la ñu leen aaye yéenekaay bi dañu soxna Aïda Diallo yamu fàggoon ngir màggal gi di nag yàgg ya koy togg séddale na ko ay taalibe bu nuppi ne leen nañu màggalee seen kër Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni moom ci Louga fa lay màggalee Source A moo ko bind ba bindaaleel ñu it ay kàddu yu mu nangoo ci Serigne Modou Kara muy xam le ne xalifa général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou may na ko ndigalul mu màggalee ca Louga di njàmbur sa njàmbur di Gaston Mbengue l'Observateur nee nañu tëgg na combat bu rëy Triple S doomi Double S mu di Balla Gaye 2 ak B52 di Bombardier ñoom la boole record yéene kaay nañu le Don King de l'arène di Gaston Mbengue taxawal na combat revanche 2014 bi la indiwaat Les Échos moom it indi xibaar bi ci xëtamu njëkk Gaston Mbengue décroché na combat Balla Gaye 2 ak Bombardier bu nuppi jaare ca yàq Gris Bordeaux lool weñ wu ca dal dee Gaston Mbengue nee na Gris Bordeaux baadoolo la journal bi dañu yemu ca ndax it xam le ne yónnee na ko sommation ngir mu delloo ko fukki millions yi mu ko joxoon ne avance combat Balla Gaye 2 ak Bombardier sunu lamb nañu Gaston Mbengue taxawal na ko mu di revanche bu nar a toj combat boobu lu ne mën na caa xew B52 ak Balla Gaye 2 mooy combat bi ñu taxawal Balla Gaye 2 nañu ci yéenekaay bi Bombardier na xam ne amel na ma ñaari bor Bombardier xamal waa sunu lamb ne Balla Gaye na xam ne moom it am na combat. lu soxal accident yi am ci tali bi bàyyi nit sa ñàkk ci seen bakken loolu nag jëm ci yoonu màggal gi juróomi nit nag ñàkk gum lañ seen bakken ñu bëree bëri jële ci ay gaañu ci accident yu am diggante Bambey ak Touba accident bi mujj sax mi ngi am dem ci ngoon ñaar nit ñoo ñàkk seen bakken benn auto particulier moom mbëkk benn car transport bu taxawoon ci autoroute Ila Touba foofa ca Touba nag police taxaw na temb jël matuwaay ngir karange gi ñoom nag boobu ba léegi ñu ngi ci liggéey bi am na nag ay nit ñoo xam te ne sa jot nañ leen gum teg loxo ndax njomme yoo xam te ne jot nañ ko def démbal nag le directeur de la sécurité publique doon ci jano taskati xibaar yi foofa ca Touba ci teewaay kenn ci Ndaw RFM ca màggal ga di Pape Bestiba. police mu ne bëgg na ci màggal gi askan wi ak taalibe yi dem amal seen màggal ci karange gu mat sëkk plan bu mu dippee màggal ak karange ñi ngi koy amal depuis juróom-ñaari fan ci weeru septembre am na dispositif bala màggal gi suñu yegsee si màggal gi ak suñu weesoo si màggal gi première phase bi am na lu toll si ñetti téeméer élément la ñu def si terrain bi tax na ñu jàpp lu ëpp
junni doomu aadama. Directeur de la sécurité publique Modou Mbacké Diagne. opération yooyu am na ay résultats yu mu joxe mooy junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari nit yoo xam ni teg nañ leen loxo te ñooñu am ci yoo xam ni dañoo solutoon mas yoo xam dañ leen a jàpp parce que dañ doon soit jaay yamba wala ñu koy tux ak fanweer ak juróom-ñett yoo xam ni dañ doon sàcc ñu jàpp leen ak ñaar ñoo xam ni ay dañ leen a jàpp ci association de malfaiteurs jàpp nañ ci ñeenti kilos yi yamba ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ay cornet ak benn joint ci junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari nit yi nga xam ni jàpp nañ leen ñaar téeméer ak fukk ak juróom-benn yi ñooñu ñëpp jëbbal nañ leen procureur de la république. ci édition Magal ren gile am na lu toll ci ñaari junni élément yu ñu indi ci terrain bi. plan boobu nag Magal bi noonu lañ koy gérer police mi ngi ci teg dispositif boo xam ni li ko composé mi ngi toll ci ñaari junni élément ak juróom-ñeent fukk ak ñett mu nekk lim boo xam ni police yokkaat na ko ren ndax daaw àggutoon foofu ñu am yaakaar ni dispositif bi ak effectif boobu yëpp dinañu permettre taxawaay bi ñu war a am ci Magal bi te daan ko taxaw ñu taxaw ko te yokk ko. ci wàllu circulation bi nag police nee na jot na constaté téeméer ak fukk ak ñeenti accident am na kenn ku ci faatu déjà ci opération yooyu am na téeméer ak juróomi oto yu ñu def fourrière. Babes Diba di kenn ci li ndaw foofa ca Touba nag fan yëpp ñu ngi koy wax jànkonte kay jafe-jafe ci wàllum ndox loolu nag waa OFOR di kër gi nga xam te ne muy te wàllum ndox ak forage ci dëkk kaw yi indi nañ ci leeral leneen ni koy waral mooy liggéey yoo xam te ne waa Touba ca kanam ñi ngi koy amal dañ ciy déglu njiitu OFOR Seyni Ndaw ci jokkoom ak Seydou Nour Ba. li ko waral mooy ay liggéey yoo xam ne yi Touba ca kanam mu ngi ko doon def sur le réseau d'assainissement xam nga ren dafa taw donc ñoom ñu bëggoon a donc jàppale la ville sainte par des travaux d'assainissement malheureusement donc travaux yooyu créé na ay perturbations parce que noté nañ ci ay cassures conduite yu am doole ay conduite yoo xam ne seen diamètre 250 à 110 la am na ci ay 160 mètres am na ci ñeent yoo xam ne vraiment créé na beaucoup de perturbations bu ci mujj rek démb la woon ci booru sous-préfecture ba donc loolu nag jël na temps moo tax ñu am ay perturbations ci yenn quartiers yi nga xam ne yi forage yooyu ñoo leen desservir muy Guy Mbind muy Naamatu muy Gaar bu Ndaw muy Kër Kàpp muy Kër Ñang muy Gédé muy Soura muy ca Lamsar ca Daaru Minam et une partie même de Daaru Marnaan ak une partie de Touba Mosquée ak ca Daaru Khoudoss même àgg na ba ci garage wu Daara Jolof loolu nag bi mu amee équipe bi donc ñu ngi ci woon yooyu donc réparé nañ leen tey ji ñu ngi commencé donc bon di remplir donc bon le réseau xam nga réseau bi dañu bindee boo toogee benn waxtu rek nga ñàkk ko pomper rek perte bu bëri la donc boo ko gisee ñàkkum ndox boobu loolu moo ko waral mais nekkul loo xam ne lii OFOR moo ko créé mais d'autres interventions yeneen partenaires ñoom ñoo ko créé situation bi donc comme conduite yooyu donc bon réparé nañ leen bu tey bi donc bon équipe yaa ngi ci loolu donc bon dana tax réseau bi rempliraat bu baax a baax forage yu bees yi aussi am na ci forage FKB boobu fi mu nekk nii pare na depuis quelques heures mu ngi ci réseau bi d'ailleurs fa injecté woon nañ ko ci réseau bi mais pompe bi ñu defoon dafa nekkoon pompe bu mag a mag muy déjaugé donc remplacé nañ pompe bi mu ngay continuer donc di def donc la connexion fii même place nañ ci benn groupe électrogène kooku aussi dans quelques heures dina marché. mu nekkoon Seyni Ndaw di directeur général bu OFOR jafe-jafe yooyu ñuy nemmeeku saa su ne nag ci wàllum ndox ca Touba jamonoy màggal gi li ko mën a saafara moo ñu taxawal benn société boo xam te ne moom lañ koy dénk loolu nag di xalaat Mamadou Lamine Diallo moom njiitu parti bi di tekki ne nag pour loolu mën a dox société boobu entreprise dañ ciy dugal seen loxo moom nag xalaat na tam ne war nañoo tabax ay forage ca Sadio nekk foofu la ca diwaanu Mbacké su ko defee mën a saafara yooyu lay jafe-jafe moom wax lu mel ci kees tekki di laaj ci nga xam te ne da koy jëkleel nguur gi talaata bu nekk bi yoon nag mu daal di koy def ci dimanche yi ndax màggal gi war a am naka gannaaw suba ci talaata ji màggal Touba bi tamit nekk na loo xamante ni mën na daal mën nañ fa jaar daal di soqali lii di koom-koom réew mi loolu nag di gis-gisu présidente conseil économique social et environnemental soxna Aminata Touré moom démb ma nga woon ca Touba kii di xalifa bi sax jot koo dalal di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñu déglu ay kàddoom gannaaw ndaje boobu. dafa di événement boo xam ne aussi dëgg la comme da ciy ànd comme ci sécurité aussi xam ngeen ne président bu yàggul def na maanaam réunion bu mag a mag a mag ca Ndakaaru pour seet nu nuy liggéeyee mu yëkkatikuwaat événement bu mel nii aussi xëy na da ciy bokk ndax secteur informel boo koy seet ci Sénégal wala fii Touba am ci solo lool am na solo aussi ñu fàttaliku ne président am na nu mu bëgg a jàppale secteur informel bi wax na ko ci 30 milliards yoo xam ne bëgg na leen ko jagleel ci commencement yemut foofu rek kon li ñuy njëkkee mooy sant yàlla
bu baax a baax Sénégal seet li ëpp ci suñu compatriotes yi mbay lañ kon dañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax am nañu yaakaar ne li nga xam ne dana génn ci gerte gi dana gën ci comme bi ba nga xam ne wii xëy na dinañ ci gis ngëneel pour économie bi yëpp le président de la République santaane na pour que ministre am bu agriculture waajal aussi jënd gi comme ni mu koy defee chaque année ndax dañuy fàttaliku ne bor amatul ci gerte loolu it dañ koy fàtte te defe naa ne incha allah gerte gu bari ren def naa ne président jël na ci ay dispositions yoo xam ne dinañ ko mën a jënd prix bi ñu ko war a jëndee bu ko defee baykat yi aussi seen koom yokku. nekkoon soxna Aminata Touré njiitu conseil économique social et environnemental ñuy jégalu ci kàddu yooyu nga xamante ne ak bamtuwaat gi ci am mu fekk nag jamono jooju kii di soxna Aïda Diallo ne woon soxna si ndam si yàlla Cheikh Béthio Thioune moom nag xalifa général des mourides daal di woon ko ay lii di màggal gam bëggoon a amal ca Ngàmmu tax nag mu jël dogal daal di koy amal ca Médinatoul Salam waaye nag préfet bu Mbour daal nay wax ak moom ne mu fekkee ne sax da koy amal ci biir këram lay doon du am benn mubaay ba pare tamit daañu wàccoog wàllum karange ba mët sëkk ci xew boobule leeraleeg Abdourahmane Diallo. 3 octobre ci la Aïda Diallo daal di déposer ab déclaration ngir yëgal kilifa yi ni bëgg na amal màggal gi ci Médinatoul Salam préfet bi di wax ni jot na lettre bi ba noppi mu tontu ko ci loolu Mortalatin di xamle ni lu jëm ci wàllum kaaraange ak xeet gi ni mel tax na ba manifestation boobu mënuñu ko amal ci voie publique bi maanaam ci mbedd mi muy yokk di xamle ni xibaar yi mu jot wane na ni am na ay nit ñi nga xam ne bëgg nañu saboter li ni mel waaye tamit rax xew mi te loolu ku moyul ci ay xeex lay mujjee looloo tax mu jàpp ni xew moomu waruñu ko amal waaye teewul muy xamal soxnawu Cheikh Béthio Thioune bi bu bëggee amal màggalam mën na koo def ci biir këram waaye ci biir kër googu tamit bu koy def na fexe ba bañ a bâche mbedd mi bañ a def ay parking ci mbedd mi waaye tamit bañ a togg ci mbedd moomu muy yokk tamit di ko xamal ni ay cantam ay tëgg ay haut-parleur yu fort loolu lépp dañ koy tere mu koy yëgal tamit ni bu waree def màggal googu ci biir këram na fexe ba nit ñi bañ a bari foofu ndax day bañ coow dogal yi nga xam ne préfet bi jël na ko yëgal na ko tamit yi nga xam ne ñoom ñooy tàkk der yi ci loolu mu sant leen lépp li nga xam ni respecté wuñu ko nañu def ni ñu war a def ku respecté wul dogal RFM bu Abdourahmane Diallo. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. 8h tegal juróom-ñeenti minutes way ci xibaar yi wax ci coow li am fan yi diggante UMS di mbootaay géemu magistrat yu Sénégal yi ak seen ministre de la justice maître Malick Sall loolu gannaaw bi nga xamante ne conseil de discipline bu conseil supérieur de la magistrature ministre bi dafa yóbbu kii di njiitu UMS Souleymane Teliko gannaaw bi ñu gisee ne daal dafa am kàddu yoo xamante ne da ko yëkkati te warul woon ci moom tax nag ba UMS taxaw temb ngir xeex lu ni mel coow am seen diggante waaye nag ñii di waa UMS kuréel politique yi bokk ci opposition bi ñi ngeen di wane seen njàppale bokk na ci nag Front de Résistance nationale naka noonu tam waa LD Debout ak tamit waa Taxawu Sénégal ñoom ñëpp gis ne nag dañoo bëgg noppiloo magistrat yi te loolu nag dëppoowul ak démocratie Seydou Nourou Ba daal di nañ ci àndal ci communiqué yi xam te ne génne nañ ko ci. LD Debout daal di ànd ak ñi di waa coalition Taxawu Sénégal mi jàpp ne kii di Souleymane Teliko deful lu dul fàttali gis-gis bi nga xam ne daanaka cour bu justice bu CEDEAO ak cour d'appel bu Dakar ñoom ñoo ko bokk LD Debout nag dafa jàpp ne garde des Sceaux maanaam ki ñu dénk yoon ci Sénégal dafa rek bëgg taxaw ngir tëj gémminu magistrat yi wàññi seeni doole waaye na xam ne indépendance bu justice boobee àndul ak projet bi nga xam ne moom moo tere nelaw président ñi mu àndal maanaam 3e mandat loolu tax moo waral ba LD Debout jàpp ne kii di maître Malick Sall dafa bëgg a def lu ne ba tëj gémmiñu magistrat yi LD Debout dina ko doomu Sénégal yépp ñu takku baññee li njiituram bëgg def du fi am maanaam fexe ba nasaxal sañ-sañu doomu Sénégal yi ci gis-gis ak xalaat ci sax boobu la jamono Front de Résistance nationale tamit génn ab communiqué di fàttali ne li ñu wax magistrat yi dañoo am lii di obligation de réserve loolee ak prétexte kese la ngir fexe ba naax saayal li nga xam ne ay liberté la te caaxte réew mi dal di ko garantir loolu nag moo waral ba kii di maître Malick Sall xam ne dafa war a bàyyi yi muy def ndax yoon mayu ko Seydou Nourou Baax des ba léegi lu soxal wàllum politique ak délégation bu PDS ñoom tey jii daañu dem ca terme sud ca Wakam nemmeeku ji njaboot yi nga xam te ne ñoom lañ génnee seen i kër ñoom nag ndaw maître Abdoulaye Wade yooyu ne dañuy dem ngir daal di jàppale njaboot yooyu nga xam te ne ñi si njaqare jamono ji gannaaw bi ñu leen génnee l'armée bi nag def lu ni mel gannaaw bi ne daal dogal la bu tukkee ci yoon ñoom nga xam te ne dañoo wéyoon di nekk ci logement yooyu nga xamante ne ba ñuy liggéey leen ko joxoon na fexe
nag ba soqali goxaat yi daal di soqali ko rawatina nag ca diwaanu Tamba loolu nag mooy xalaatu benn député bu nekk ca Goudiri nee na nag loolu dina war daal ba dëkk ya fa nekk am jumtuwaay yu war moo xam ci wàllum l'école wàllum mbirum fajukaay naka noonu tam soqali ko ci wàllum koom-koom dañ ciy déglu kenn ci ñi am xalaat boobule Seydou Yatassaay maire bu Balaax ci micro Moussa Omar gi. maanaam jëlee ko Bakel Tambacounda ba Kédougou région Tambacounda en général boo xoolee depuis Sénégal en indépendance ba tey dafa am niveau bi ñu nekk jógewuñu foofu ba tey te ñun dañoo ne ci biir territoire en mouvement keneen du jóge feneen ñëw defal ñu ko ci particularité département Goudiri lay wax booy dem ci dëkk ak dëkk problème la su nawet ñëwee niveau de vie bi kiiwul baaxul nit ñi ci pauvreté extrême la ñuy dund donc loolu nag pour ñu jóge ci loolu il faudra que force vive yi société civile yi homme politique yëpp daje la nekk benn du fi Tamba rek dañ koy def ci yeneen région dañ koy def aussi au niveau national pour vraiment Sénégal yëpp xam ne mouvement existé na et puis mouvement bi amul leneen lu dul développer Sénégal amul leneen lu dul développer suñu gox loolu rek mooy suñu mbëbët voire même international tey boo xoolee même diaspora bi ils sont activés ñu ngi waxtaan ñu ngi dajale def ay réunion yu ñu def comme tey. RFM Sport. yegsi ci xibaaru tàggat yaram dañ koy door soxal wàllum lamb ak combat bi taxaw diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier combat boobu nag kii di Gaston Mbengue moo ko taxawal di combat boo xamante ne nag promoteur bi daal di nay wax ne nag mi ngi ko taxawal gannaaw beneen combat diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux bu mu bëggoon waaye sottiwul ci la nag xalaat lii ba mu daal di sotti dañuy déglu Gaston Mbengue ci jokkoom ak Abdou Diouf Junior. yi ñu prévoiroon parce que bi ñu prévoiroon Gris Bordeaux Balla Gaye Bombardier Eumeu Sène mais nag bi Gris Bordeaux respecté woo ñu dootul bëreel Gaston production et puis da koy delloo 10 millions yoo xam ne bu ma ko waxee ba tey maa ngi koy séenu jotu ko ma ko nag damay ragal ñu egg sax foo xam ne bëgguma woon ñu àgg alors ma xam ni kii xëy na fu mu humilier lay wut wala xaw ma lan ban muus la piqué boo mu jël comportement boobu ci koo xam ne presque combat yi nga bëri ci àdduna bi genn wàll gépp moo ko tëj alors ma xam ne nag man tam jën ma laisse pas faire je tiens à mon honneur ma ne nag tey Balla Gaye kenn ko fi defee ñaara ko fi defee muy Eumeu Sène wala Bombardier ci la cassé boobu combat jël Bombardier jox ko parce que combat la boo xam ni moo gën a ëpp moo sax importance bi ma bëggoon a dëkk parce que bii ñëpp xam na ni Bombardier moo jëlee woon roi des arènes ci Balla Gaye donc moomeel Balla Gaye revanche donc muy combat boo xam ne àdduna bépp koy xaar te tey écho yi ci presse bi ci réseaux sociaux yëpp wane na ko ñëpp xam ni ñi exprimé wu yëpp xam na ni bii combat moo leen gënal donc voilà xëy na nag li muy wax ni borom ndey ju baax su na lee fande ginaar lay reere xëy na loolu moo ma dal ndax man kenn mënu ma humilier ci làmb bi kenn mënu ma ci déshonoré loolu rek moo tax ma tëgg ko. mu nekkoon Gaston Mbengue di promoteur kon taxawal combat bi diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier ñu fàttali na combat revanche lay doon ndaxte Balla Gaye 2 jamono ji mu nekkoon roi des arènes kii di Bombardier moo ko daal di woon nangu daan kon nangu ko doon roi des arènes ci moom. wax léegi lu soxal wàllum football ca France la ñuy doore ak comme match diggante Olympique de Marseille ak Olympique de Lyon match ni nag la mujjee ku nekk benn but la dugal moromam Dimitri Payet moom nag mu dugaloon 16e minute pour waa Marseille yi ci penalty kon nag match bi kon 1-1 la mujjee doomu Sénégal yi ràññeeku foofu ca France bokk na ci nag Ibrahima Niane moom nag équipe am di Metz dañu door Lorient ñetti bal ci benn ñetti bi Metz yëpp nag moom Ibrahima Niane moo ko dugal moom nag Ibrahima Niane fi mu tollagum nag amagum na juróom benn but du championnat France tàmbaleeg léegi ci 6e journée bi mu nekk nag bien buteur bu Ligue 1 nekk tam kiy dugalal Metz bi mu tàmbalee ba léegi ci saison bi yeneen ñaari doomu Sénégal yi di Opa Nguet ak Pape Ndiaga Yade ñoom joué nañu Habib Diallo moom ñu fàttali ne moom dafa geddoon regroupement bi beneen doomu Sénégal bu ràññeeku tam di Boulaye Dia bokk sax ci ni Aliou Cissé woo pour match amicaux yu Sénégal war a joué moom nag moo fexe daal ba Reims amul défaite ci kanamam ak ren ndax moo dugal butu égalisation bi ñaari bal ku nekk la mujjee ci ñaari
ñaari équipe yooyu Mbaye Niang nag moom mi nga ren Alfred Gomis nag moom bokkul woon ci match bi ki nga xamante ne mooy góol bi di nag Giovanni Diouf moom nag bokkoon na ci match bi kon jot nay dugg joué woon na ca Angleterre la ñuy wax ak Liverpool mi nga xamante ne Sadio Mané nekk foon nga xamante ne jamono ji dafa amee coronavirus Liverpool kon démb Aston Villa moo ko dóor yu metti sax 7-2 juróom-ñaari bal ci ñaar ñu nekkoon nag défaite kon bu Liverpool ci jamono joo xamante ne kon ki nga xamante ne mooy Sadio Mané teew fa woon naka tamit seen góol Brésil bi di Alisson Becker nga xamante ne ñoom ñaar ñëpp teew ñu woon ca match bi Tottenham ñoom United la gagné juróom benn bal ci benn bokk ci nag doublé bu Son ak Harry Kane ki nga xamante ne ñooy Dembélé ak Aurier ñoom tamit jot nañu dugal Manchester City sax Manchester United ñoo njëkkoon a dugal sax ci deuxième minute bi gannaaw penalty bu Fernandes laata nag ñu leen fay fekk daal leen di gagné juróom benn bal ci benn. wax lu soxal Espagne ak match diggante FC Barcelone ak Séville kenn gañewul ku nekk nag benn but la dugal moromam diggante kon FC Barcelone ak FC Séville kon kenn ndam dikkul Real de Madrid moom Levante la gagné ñaari bal ci dara ñoom waa Real ñi dugal seen but yi di Vinicius Junior ak Karim Benzema Osasuna moom dafa gagné Celta Vigo ñaari bal ci dara Alaves gagné Atlético Bilbao benn bal ci dara daaneel ak Allemagne seen ñetteelu bëccëg bi ñu doon wéyal Wolfsburg ak Augsburg ndam dikkul but amul sax ci match boobu 0-0 lañ def Bayern de Munich daal di nag amaat ndam gannaaw bi nga xam dañ leen gagné woon journée bee ñu weesu ñoom bi yoon Hertha Berlin lañ gagné 4-3 ñetti bal ci ñeent yeneen match yi nag samedi lañ doonoon ñu jàpp ci rek ne défaite bu Salif Sané ak Schalke 04 ñoom ñeenti bal ci dara la leen Red Bull Leipzig kon moo leen daal di woon gagné ñeenti bal ci dara mu nekkoon xibaar yi soxal wàllum tàggat yaram. ak RFM kumpa jeex na. yegsi ci xibaar yu ñeel wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ca Touba lañ koy defee ak suñu kii ba fa nekk dañ ci ànd ak Abdoulaye Diop. daleen ak jàmm. mu nekk yoon bu njëkk ay at moo ngi nii doo am exposition bu Hizbut Tarqiyyah yi loolee nag doon na tax képp kuy ñëw Touba nga mën a xam bu baax dund ak jaar-jaari Cheikh Ahmadou Bamba at bi nag stand ba donte ni dina fi nekk waaye ay jàng xasida la ñuy amal ak ay kuréel yu wuute coronavirus ba moom moo daal di jaar foofe Salimata Seck daal dina fay doxantu reportage. ak jàngoroy coronavirus bi yu ci bëri yañ daan def lu ci mel na ay exposition maanaam wane dunduk Cheikh Ahmadou Bamba te Hizbut Tarqiyyah daan ko amal loolee lépp dañ ko wàññi Mamadou Lamine Diouf moom mooy directeur communication bi. li tax amul itam yaakaar naa mooy matuwaay yi nga xamante ni moom lañ jël ci wàllu ni jamono ji doxee caravane yi nga xam ne moo daan am daan dem ci biir dëkk bi naka noonu du am conférence yi nga xam ne dañ daan am ci loolu nag la exposition bi tab bi nga xam ne moom daan dajale mbooloo ak activité yu bari loolu rek. exposition yi naam amul wante dañ ko rek jël wicc kooko ak ay xasida ngir mën a xamle ak taalibe yi ki nga xamante ni moom mooy Cheikhul Khadim. loolu xasida yi moom naka jekk Hizbut Tarqiyyah danaan def ñetti fanu màggal gi kuréel yi du taxaw ren sax am na lu ci dolli ko mooy dafa gën a teel a tàmbali ndax ren ci fukki fan ak juróom-benn ci safar la tàmbali te fukki fan ak juróom-ñaar la tàmbali nii nag lañ ko fas yéene wéyalee ba keroog incha allah ñuy yegg ci màggal ci biir kër sëñ Touba gi dina am tam beneen kuréel boo xamante ni dafay nekkaat ci wàllu njàng loolu tax lu ci dolli ko la ren. ci jamonoy mbas mi ñu nekk taxul benn yoon ñu bàyyeeku ndax képp ku fay ñëw ngir jàngub xasida lii ñu digle di nga ko def Mamadou Lamine Diouf. waa jël nañu matuwaay ndax gis nga sooy dugg àllante nit ñi war a takk seen masque ñu ngi koy takk wàllu soriantoo bi itam dandante bi équipe bi yor waa sécurité ñu ngi koy taxaw mu am nag benn direction conservatoire nationale boo xam ne ñoo fi nekk di organiser loolu. ñoom fi ak yéen di leen jox dig daje. benn fan rek des ci màggal gi am suba fekk Touba di jànkonteeg ñàkkum ndox fort di kuréel gi yitewoo ndox mi ci dëkk kaw yi joxoñ liggéeyu waa Touba ca kanam ne moo indi jafe-jafe yooyu la màggal gi soxna Aïda Diallo na mën a amal kon ca Medinatul Salaam préfet bu Mbour xamle ko ne du génn këram rax si dool yi du am benn xumbeel la coow li am diggante mbootaay gi magistrat Sénégal UMS ak ministre bi justice opposition bi sa robu avocat pour njiit
njiitu UMS Souleymane Teliko waa Front de Résistance Nationale waa LD Debout ak waa Taxawu Sénégal àndandoo ñaawlu li ñu gis ne nguur gi dafa bëgg a tëj gémmiñu magistrat yi. mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi ànd ak Abdoulaye Diop ci machine bi ñu leen di jaajëfal ci déglu bi ci kanam tuuti daan corona ngeen ci ànd tey ak Youssouf Bodian